waaw salaam gars yi de boo leen duggee ngeen partagé du doon live bu gudd maa ngi jéggalu ci vendredi bi ma leen joxee rendez-vous bi ma leen doon jox rendez-vous noonu maa ngi doon dem jëli ji sama analyse bi ma demee jëli sama analyse mu fekk ni dama amoon ay amygdale ci biir waaw ay cordes vocales yi am problème di doon jël ay antibiotique gis ngeen sama ah yéen a ko gën a gis. ma nekk di ko jël tey nag bi ma yeewoo alhamdulilah rabil alamin yàlla sotti na ci ndox bu sedd guy tufli naa lépp génne naa lépp macha allah nar a continuer waat encore antibiotique yi d'ici quelques jours normalement 5 jours laa ko war a jël vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi mu xaw a ma arrêté mais dafa am ci diggante bi lu xew moo waral sa tey sama génn bi dama ne woon du ma génn mais lu la bett mën la. te dafa am ci société sénégalais ay soi-disant nit yoo xamante ni man mënuma leen boole ci jullit yi gars yi partagé leen te ngeen def crédit mënuma leen boole ci jullit yi te mënuma leen boole ci benn këru diine mënuma leen boole ci benn parti politique parce que ñoom déontologie politique bi ak charisme bi ak li tax nit ñi di politique xamuñu ko amuñu ko beneen côté bi tamit mooy maanaam ñooñu noonu di woote ay jullit lañu wala bokk ci ay tarixa wala gëm-gëm ci sëriñ man gis naa ne que ni ñoom li yoon yooyu di laajte ak li yàlla wax ak yonentam wax ci diggante doomi aadama ak doomi aadama ñoom xamuñu ko donc cela veut dire que ne c'est des gens yoo xamante ni kenn xamul fan lañ bokk kenn xamul ñoom ñooy kan lan mooy seen but exactement lan la ñuy dox du ci wàllu politique di ci wàll diggante doomi aadama ak doomi aadama maanaam que ni ñoom lu leen tax a jóg mooy yàq xam nga yàq pa weesuwul yow nit ki xamoo ko ci ndeyam xamoo ko nii Adam nii Dève nga xëy taal sa connexion jël lu toll je ne sais pas combien d'heures ngay wax ci nit koo xamante ni que ne xamula musulaa ne allo nga ne ko allo yëgg xamula su ma nee xamula mooy maanaam xamula ngeen déggal ma bu dee mënuma yëkkati baat parce que j'ai encore mal xam nga toog ngay woote terrorisme ci turu diine ci turu tarixa ci turu sëriñ ngay yebal ay nit ñi dem jëli bakkan nit kooku def ko adiya duma fi nekk di tourner autour du pot grand Khadim Gueye gars yi vidéo baa ngi fi dinaa leen tegal vidéo bi ngeen déglu vidéo bi man dama kii sama plainte ba pare moo woo waa brigade de cybercriminalité yi dëkk laana kan ñu jox ma rendez-vous lundi à 10h pour naa leen yóbbul sama plainte bu ma yóbbee plainte bu foofu ngëm ba pare bu ma fa jógee dem ci waa Interpol tamit déposé ji sama plainte tamit ci ñooñu parce que day leer parce que c'est pas la première fois te man dama ci am ay vidéo yu bëri nga xamante ne que ni man li ma concerné ci ay vidéo ay quelques vidéos yoo xamante ne téléchargé naa ko yor ko moo am ay vidéo yoo xamante ne que ni ñeneen nii la concerné ay nit yoo xamante ne xaw ma leen sax xaw ma fan la ñuy dëkk ci kaw àdduna xaw ma leen sax ci kaw àddina ñoo xamante ne ñooñu tamit ci même situation bi la ñu nekk mooy maanaam ay nit yi nga xamante ne que ne ñu ngi wuyoo tur sëriñ di wuyoo tur tarixa di jóg boo waxee dara ci sëriñ wala nga wax dara ci tarixa ñooy jóg dem ne dañuy dem defi ji marche yooyu di toroxal doomi aadama yi yaa xam sa biir njaboot lañ lay fekk di la fa toroxal vidéo yi yëpp maa ngi ak ay possession depuis démb maa ngi téléchargé di teg vidéo yooyu parce que police dañ koo soxla lépp loo xamante ne que ne nee nañ ko ça concerne parce que li ma leen wax moo am solo terrorisme la Khadim Gueye grand Khadim Gueye te nekk Italie yow li nga doon def noonu apologie terrorisme nga nekk di def parce que dama la bëgg nga xam benn affaire que ni yow nekkoo Sénégal Italie nga nekk man ma nekk fii Hollande fii du Afrique fii du Sénégal lu waay neex def lu waay neex nga toog wax ko nu mu la neexee lu la neex nga waxal ko doomi jàmbur
te dara du la ci fekk loolu da ngay fen yow nga faral Macky Sall amul benn problème man amuma yow benn problème ci côté boobu yàgg nga di wax fii musuma lijjante yow yaay kan ok mais du moment que génn nga attaqué ma man te yemoo ca attaqué ma da nga woote soi-disant que ay taalibe ñi bokk ci yoon bokk ci tarixa ne leen que ni ñi ñoo jël si sama bakkan mu doon seen aadiya sëriñ donc yow da nga woote terrorisme da nga woote rey da nga inciter nit ñi pour ñu ñoo rey ma te man dama lay xamal benn affaire grand Khadim man xawma yow yaay kan ak looy dox ci kaw suuf musuma lijjante li ngay dox mais dinaa la xamal que ni yow li nga yàgg di dox yépp li nga yàgg di def bi nga egsee ci man nga war a xam ni que ni da laal nga ki nga waruta laal déggoo ma de grand Khadim dama la koy wax nga dëggaat man tooguma fi ma saaga benn sëriñ tooguma fi saaga tarixa tooguma fi wax ci benn sëriñ tooguma fi pour wax ci benn tarixa damay waxal sénégalais te yàlla tax li may def nii du ci parti politique du ci dara sénégalais yi avant parti politique yaa ngi dégg wax ji yaa ngi dégg wax ji yow li ngay défendre li nga dul défendre maa lijjantewul li ngay dox ak li nga dul dox man lijjantewu ma ko du moment que yow da nga jël sa temps toog woote nga ne soi-disant que man damaa wax ci sa sëriñ wax yow ci sa tarixa ba tax nag yow nga ne mer nga taal sa connexion di woote nga ne gars yi buñ ma xaar Sénégal comme maa ngi biir Europe te Europe foo dem taalibe yooyu ñu ngi foofu ñu bokk ci yoon boobu ñu ngi foofu taalibe yooyu am gëm-gëm ci sëriñ boobu ñu ngi foofu nañu fexe ñi jël sama bakkan mu doon seen aadiya sëriñ man maa ngi toog di leen xaar ngeen jël sa sama bakkan grand Khadim pour xamal leen que ne man ragaluma la saram ndayam boobu lancement bi la man ragaluma la de gaa yéen a dëggandoor mën naa leen tegal sax vidéo bi ngeen déglu ko kii fu muy woote ay taalibe nee nañ pour ñu ñëw rey ma ngeen dégg ko ngeen déggal ko seen bopp parce que yenn yi doonatul rek génn live nii ñii ñi ngi bëgg a reylu doomi jàmbur yi boo leen gisee may leen ma boo leen gisee Sénégal mënul dem problème yi bëri mënuñu koo faj genre yi mel nii la man grand bi xaw ma ko nii Ada nii Eve dama koy seen nii rek ci biir Facebook musuma lijjante sa pour ñëw may ko nopp sa may déglu lu muy def mu ne moom moo yore le monopole de la vérité moom moo yore le monopole du savoir ci Facebook bi moom daal moom moo fi nekk ba joxe ay date yi mu daan live ba jamono ji war a jël retraite am defu ko war a dem fourrière defu ko toog ci kanam caméra di woote ay nit pour ñu ñëw jël sama bakkan ci kaw moom nee na sëriñam laa laal yoonam laa laal xaw ma fan ak fan lu mu bokk léegi nag man dama koy won ni que ni fii Europe la te man dama de citoyen européen seen yëfi yooyu seen yëfi doomaraam yooyu ngeen di def dama yore seen vidéo télécharge ndayam yor ko suba nar koo yóbbu dem woon ko police de cybercriminalité ak waa Interpol dinaa ko yóbbu ñi xam ni que ne Sénégal lii moo fa am léegi ma xool ndax waa Interpol ndax waa Union européenne dinañ continuer di joxe ay visa ñi mel ni seen genre yi ñi dugg biir Europe Union européenne di génn te ñuy véhiculer message terrorisme ay dóor ay rey ngay dëgg dañ lay rey dañ lay dóor du yoo kese Xaadim yooyu yaa mujjee génn am na benn gaan bu génnoon temps yële ci ginnaaw nangu ma ko woon tontu ma bàyyi ko ci biir kooku tamit jël naa vidéo mu yor naa ko lu waay def ci man rek apologie terrorisme di woote terrorisme pour ñu ñoo rey si ma Facebook je vous prends en otage. Il y a certaines personnes qui sont là en train de véhiculer le terrorisme sur le Facebook, en train de demander les gens, soi-disant qu'ils font partie de ne sais pas de quelle tariqa, de quelle religion. Dès que tu ouvres ta bouche, tu parles de cette religion-là, ou bien tu parles de cette guide religieuse-là, il y a des gens, soi-disant qui font partie de cette religion-là, qui sont prêts aujourd'hui à venir ôter la vie des gens, à aller trouver des citoyens dans leur propre maison, dans leur propre famille, à les humilier enfin. Filmer, jeter ça sur Facebook et Internet, YouTube.
Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, là, on les décerne des visas sanguins. Ils rentrent dans l'Union européenne. Ils vont partout dans le monde. Ils ont des disciples un peu partout dans le monde. Et c'est ces mêmes disciples-là, aujourd'hui, là, dès qu'ils vont te provoquer, quand tu fais ton live, là, ils sont là, à te provoquer matin, midi, soir dans tes lives, à te insulter. Dès que tu les retournes cette insulte-là, ils vont prendre cette insulte-là, ils vont le formaliser, ils vont le transformer, le mettre à leur guise. Pour rien que pour essayer d'atteindre ta vie. Donc, moi, je lance un appel à toute Union européenne de prêter attention à ces Sénégalais, aux populations, les populations sénégalaises. La population sénégalaise est en danger. La majeure partie sont en danger. Parce qu'il y a des minorités, il y a certaines personnes qui se autoproclament que le Sénégal les appartient. Tout ce qui concerne le Sénégal, ça les appartient. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux, tu n'as pas le droit de juger, tu n'as pas le droit de critiquer, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Concernant ces personnes-là, soi-disant des guides religieux, des guides tariqa, leurs disciples vont se rebeller ils vont se rebeller contre toi. Ils vont venir jusqu'à demander à ôter ta vie. Ce message-là, je le lance pour que vous prêtez attention à ce que je suis en train de dire. Parce que cette vidéo-là, je ne vais pas le retirer. Le jour que vous allez vous réveiller, vous entendez que je suis assassiné quelque part ici. C'est parce que, dénommé Khadim Gueye, un immigré sénégalais, d'un disciple d'un certain tariqa, a donné l'autorisation à tout un disciple concernant cette tariqa-là, partout où ils me croiseront, de me ôter la vie. Gratuitement. Et je ne suis pas le seul à entendre ces genres de menaces. Ils ne le font pas seulement qu'avec moi. Il y en a d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Mais moi, comme je suis citoyen sénégalais, je suis citoyen européen, moi je sais comment me défendre. Je vais prendre les gens en témoin. Et demain, j'irai à l'Interpol déposer ma plainte. J'irai à la cybercriminalité déposer ma plainte. Je vais téléphoner à l'ambassade de la France. J'ai un courrier à déposer au niveau de l'ambassade de la France concernant ma sécurité. Je vais déposer un courrier au consulat de Bruxelles, à l'ambassade de Bruxelles, pour ma sécurité. Et en Hollande aussi, pour ma sécurité, concernant ces gens-là. Parce que c'est des terroristes. Le Sénégal, il y a des gens qui se nomment terroristes, qui se cachent derrière des tariqas, qui se nomment des disciples de je ne sais pas de quelle sérigne. Pour assouplir leur acte criminel. Arrêtez de m'appeler. Ma won len vidéo bi. Limay wax ni c'est très important pour moi parce que yag nañ koy def ñeneen diko def ñeneen man nak ma ragalul saram dayam fuma tok ni sama bakkan bi grand Khadim comme nga ne dang ko joxe na talibé yoyu duma tuddu tour parce que amul ben importance comme egg nañ fo xamanteni que ne jaaru caaya la xotteeku na ba pare dootuma fi jëlati ben gandi na dama koy ñaw à partir d'aujourd'hui nak sama page mako mom ma fi tok di live ku ñew dugg sama biir page te nga bu dee rek am nga respect ci sa yoon bi nga nekk doonu sa sëriñ am nga respect ci moom nga am respect ci sa tariqa bi nga muntu bokk ak foo muntu bokk ah boo duggee sama page xamal loo may bindal parce que ku ma fi saagati maa ngi def profil ba depuis des mois et des mois lu ne laa fi dëgg may muñ di bàyyi ma def ci 4 vidéos yoo xamante ne pour gën a leeral ma gis que ne nekkate sénégalais kenn du ko naan que ni maa ngi jëggalu boo defee profil ba day mel ni que ne tu te rends déjà coupable nga yow dañ laa war a assassiner yow waratoo bokk te dëgg naa loolu du benn yoon du ñaari yoon dëmb Khadim Gueye moo génnaat encore def ko une 3e fois dama leen di naan ni que ne tey la yem man damaa ragalul yéen li ngeen di woote noonu laa ragalul moo tax bu subaa man dinaa ko dox ambassade France dina xam ni que ne ma vie est en danger
pas par rapport le président Macky Sall parce que musuma saaga Macky Sall c'est pour cela man bu ma laay falee Macky Sall ba pare su ma paree damay tëdd nelaw su ma waxee ci nguuru Sénégal ba pare damay tëdd nelaw parce que dama xam ni que ne liy tax ñoom ñi déplacé nit mu ñëw jël si ma man dafa guma acte boobu may maanaam manqué leen respect di fi wax li ma fi war a wax yéen ba léegi Macky Sall nga xamante ne moo gën a tuuti ci nguuru Sénégal ci Sénégal kooku musuma koo saaga ndey keneen ku bokk ci Macky Sall planton bu gën a tuuti ci biir Sénégal musuma koo saaga ndey man sama moyen de communication dafa am fi ma ko yemale dafa am fi ma ko yemale pour muy clair dafa am fu muy yem bu amee kenn ku yore sama vidéo fu may saaga ndey Macky Sall génneel leen ko ngeen jox ko waa kii brigade de cybercriminalité Sénégal grand Hadim yow mii ngay naan ni que da nga am savoir bi mun nga gëstu mun nga def lële génneel ma benn vidéo man fu ma saagee rek le président Macky Sall waatu ma la yow ma saaga yow sa gëm-gëm wala ma saaga yow sa sëriñ d'après yow li ngay wax noonu ba di woote ne fépp fu murit nekk nañu bàyyi xel ci man war nañ fexe jël sama bakkan daf ko aadiya Serigne Touba gars yi mënu ma déglu live bi yëpp parce que daf ci tuddaale ñu bëri ñoo xamante ne amaluma importance ma ñëw ci biir. ñu baax ñuy wañ te bëgg nga mu doon milliardaire yàlla nga doon milliardaire yéen ñaawaay bu ñaaw ndax bu mu ko defee day mel ne maa toog man di saaga Macky Sall voilà mais am naa droit au nom des enfants pauvres ñi nga xam ne amuñu ay écoles yuy jànge ci Sénégal des millions et des millions de la àndal li may wax l'élément Ousmane Sonko dama bëgg nga déglu yi naa la tegal ñaari élément li ndaw si wax déglu la man musuma woon wax ci moom musuma ci woon dugg xoolal leen ma jëmeñu kii di niroo mel nii kenn gënu fi maamu kenn ay gaaru waale yu ñàkk fayda yooyu te sant jigéen la man yooyu Ousmane Tounkara moom mooy dox ci yooyu man doxuma ci yooyu man lu ma lay wax dama koy documenter soxna si voilà yamal ci kuddu ñu roof la ci gayet 56 000 vues yoo xam ne da ngay ñëw di leen won ay backside ak ay sein ak yaa dàq ci réseaux sociaux yi yaa fi gën a rafet kooku sa conviction la heureusement bi nga amee autoestime boobu parce que dina dimbali nit ki pour mu dund waaye xamal ne Miss Sénégal doo ko foofu laa yem dama leen tegal li tax nag ma gën di wax ci moom bu du woon lii du ma mës a dégg xaaral ma avancer sa tuuti parce que di ko attaqué sax bala may jàll foofu sax di ko développé dama koy xamal ne yàlla boobu mu ne jàngal nañ ko ay yoon ndax mës na gis yàlla ay maamam mës nañoo gis yàlla wala dara te pourtant gëm nañ yàlla yonent ba ñu ne moom lañ ko jàngal bu dee fu mu ko jàngee nañu ko wax voilà ndax mës nañ koo gis lu ci ngëm-ngëm lan mooy ndayu kii naan xaw ma jéegu caterpillar la xaw ma lan moom mooy ñëw des millions et des millions de mourides mu ñëw di leen offendre ci nii ci loo xam tegu ko ci xam-xam tegu ko ci dara ndax dana toog 3 heures di wax doo ci jële benn wax boo xam ne am na sens voilà ñetti waxtu dana ko toog di laay ba du waxati da ngay dem ba yow mi koy déglu sa bopp bi day riir te dara lu am njariñ du ko wax lu dul fii la génn te ne bu génnee Sonko gënal ndayam gënal ko bàyyam da ngay duul musuma wax loolu bu ko Sonko ne bàyyi ma sax du ko bàyyi loolu wax naa ko war a ñëw taxaw nag dégager ses responsables si nit ñu mel nii ñu tekkiwul dara ñi ñëw di rek waa yow gëmuñu dara ba pare di manque de respect loo xam gëm-gëmu nit la billahi bi ma déggee li dem ba tey nelawuma ndax lu ñaaw li archive yi ban archive nga jàng yow lan nga jàng ci àdduna loo xam bañ na ko prophète Xaadimu Rasuul la koy wooye ku xamul ndax sëñ Tuubaa du prophète waaye jaamu yonent bi la woon di ko jaamu di jaamu yàlla di ko bindal bañ tudde ko Xaadimu Rasuul di Sénégal demal nga xoolaat seetu bi sa bopp soxna si nga xoolaat sa bopp man du mu wax lu ñaaw du mu saaga war a am image boo xam daf koy am mais Sonko war na quoi lan la wax fii nit ki est-ce que ki ñu leen indil Sénégal sax moom la kii dafa nga ne lii bu ko waxoon Sénégal man waxuma leen cybercriminel du sax mën nañ ko tag fee mais yu mel nii nga di ko wax devant certains mourides ak fa nga koy waxee billahi doo ko nettalee te yàgg lu tax ci yow caterpillar xamal yamal ci kuddi ñu roof la ci gayet yamal ci woo maam seen di ko won ay sa ay taalibe yooyu yónnee yu toll ne façon yu xonq ak yu boole yu marron yu ñàkk fayda yooyu jigéen ji yor jabar yor jëkkër yor ay doom tekki buy représenter sax le président Ousmane Sonko war a am image boo xam daf koy am mais Sonko war na bàkkoo koo xam ne fii lay toog ci réseaux sociaux yi àdduna di ko gis tax gis na 56 000 vues defe na ne am na importance am leen yàlla dellu seen Sénégal gee
dama leen di xamal ne benn affaire mun ngeen contre Macky Sall de mais la sûreté nationale muy yow di tunkara sa càmmiñ loolu ngay dem di parce que boobu dootul touché ti Macky Sall. non touché tul Macky Sall am nañu gérer. gars yi vidéo cybercriminel bi nekk Hollande mun defuma live en direct kenn di ma tagg voilà lii la Sall reconnaître que. gars yi maa ngi déglu je suis tellement énervé que je ne peux pas me focaliser sur le moyen en tout cas dinaa leen postel vidéo bi ci sama page bi ngeen déglu ko te boo leen demee tamit ngeen tapé nii xool leen tapé leen nii Khadim Gueye ngeen di bind da ngeen di bind Khadim Gueye ngeen bind se prononce et clash Ousmane Tounkara et Fatoumata Dansogo ngeen di bind ci YouTube bi ngeen déglu ko pour bañ a kii je suis tellement énervé je ne peux pas léegi xam ngeen kii yore jëmeñom bii di niroo ne ni anus bu hémorroïde doomi saram ndayam bii moo toog fu mu toog ngeen déggal ma ci kaddu yi di woote que ni dañu war a jël man taalibe yi dañu war a ñoo jël sama bakkan def ko aadiya sëriñ xaw ma kan bëgguma sa jaar ci tur yi balaa ñuy naan ni que ne dafa wax lii kooku ma war leen kan mooy grand Khadim gars yi kii mooy grand Khadim Gueye gis ngeen ko kii mooy grand Khadim Gueye waaw bu ŋaaŋee rek nga tiit waaw kooku mooy Khadim Gueye gars je ne peux pas mënuma avancer vidéo bi bu ubbee jëmeñam bi gis ngeen jëmeñam bi lu muy niroo ma won leen ko kii mooy grand Khadim Gueye bu ubbee jëmeñam bi kenn xamul lu muy niroo may leen ma n'importe quoi léegi c'est le monde à l'envers même ay doomaraam yoo xamante ne xamoo leen ci Adam ni Ève dañuy toog léegi di wax ci yow grand boo xamante ni boo xoolee jëmeñam baa ngi mel ni kuus bu tas kuus bu fees ba tas imbécile bi mu ne ma naan grand Khadim dama lay xamal que ni man bi may doon miss loolu du tey miss Casamance man doon naa ko miss Casa laajtal bu baax ñi wax la kooku sëkkal man bu may doon miss loolu du tey man xaaruma am sama 40 et quelque pour wone sama rafetaay man bi ma juddoo laa rafet grand Khadim nga ne jonguma sa jabar jooju ngay fanaanal loolu yore lu yuut noonu ci biir tubéyam bi kookoo jàngut moo jongut dégg nga li ma lay wax grand ma ne la ngay def sa jëmeñ jooju mel ni anus bu kii comment il s'appelle bu ànd ak kii hémorroïde yow sa jëmeñ ji kenn xamul lu muy niroo man balaa may dee rek ay doomi xaraam rek ñooy toog ci Facebook bi di naan dañ may bakku dañ may kiyee jël sama tur bi yóbbul ma ko indil ma ko genre salopard yi lan laa war a mën a soxla ci kii xaaral ma xool liñ ma télécharger ci vidéo bi sax ma xool may leen ma tuuti. menacer la sûreté nationale nee na xale yéen leen di ratatati te li ngeen di wax xamu leen ci dara yoo xam ne genn wàll ba ay ween yi leen di won boo ko dindee du intelligence. yow de mosoo ji sama ween te grand Khadim xoolal bu dee yaa ngi sama biir live xoolal wooteel ci numéro page bi ma yónnee la xoolal ñoo ñi ngay lëkkaloo noonu di jéem a ne ni que ne man ngeen di woote ay terrorisme pour ñu ñoo ñi rey si ma yónnee la seen ween yi ma yónnee la seen taat yi ñu nekk seen biir seen taat yi ma yónnee la ko man du ay waxantu de dama la koy yónnee ba yow mii boo xoolee di nga xam ni que ne kii la de góoma de grand bu dee na ngay jàng doomaraam nga bëgg a uti ko fooy utee buzz parce que gis naa ni taay gars yi yéen ñu bëri ñi ngi doon fii di doon wax ci ay nit amul sa fukki nit ñi leen doon seetaan bu ñu commencé di tudd jéego Caterpillar ñi commencé di am ay 1000 vues léegi ba ay 10 000 vues macha allah amul benn problème maa mel noonu li yàlla def la ci man na doon seen aadiya la may naa leen ko mais nag xam nga lan lay bañ dem di bokk xawma ci ban tarixa ci ginnaaw ban sëriñ ngeen gëm bëgg a jël loolu man ma nekk sama page di wax sama wax ngeen jël sama wax bi daal di ko jël transformé ko dugal ko ci ay seen affaire bopp di ko manipuler di ma jéem a booleeg adduna
di woote ay nit pour ñu ñoo jël si sama bakkan li ngeen di wax bu dee mën ngeen ko ñëw leen ngeen def ko man dama leen ragalul saram ndayam dama leen koy wax ngeen dëgg ko yéen ak koo leen yaakaar ak koo leen bëgg jàppale ak foo leen gëm ak seen gëm-gëm man laaluma gëm-gëm kenn ku doon wàccee taatu nit sax di ko doon raay man awma pour lijjante loolu déggu leen ma xanaa man li ngeen gëm laa gëmut li ngeen àndal laa àndat man yàlla laa àndal ak yonentam ànd ak sama ñaari waajur yi xanaa wax des fin wax naa leen ko du benn yoon du ñaari yoon mais nag am naa respect ci nit ñi am naa respect ci ay gëm-gëm nit sama page nag sama page la connexion bi maa koy fay sama téléphone la maay taal sama connexion ku ñëw nga dugg luy tem bi nañu wax ci loolu boo ma indilee tem bu bokkut ak man li ma doon wax ba nga saaga ma man kenn du ma suufeloo sama maam yi di yëkkati maamu jàmbur kenn du ma saagal sama maam yi sama papa yi sama waajur yi di yëkkati papay jàmbur wala maam jàmbur ku ko def dinaa saaga sa ndey saaga yow li nga gëm loolu ngeen bëgg a dëgg fu mu yem na ci dal man li ngeen gëmut gëmuma ko na yem bés di ko tey maa fi kattu ndayam maslaati fi ngeen bëgg mu yem beneen bi tamit yeneen ngeen lancé ay message waa Pastef fa xawma waa président Ousmane Sonko na génn na wax benn yoon la ba communiqué génn ñu bind ci les Amazones ma génn ma reposté ma wax def profil ba ànd ak lépp mais dama leen koy wax di ko wax tamit waa Pastef gaa yaa ngi leen di woo fu nekk génn leen ngeen wax ak kii bëgg ñu ma noppi ma bàyyi wax bi toog comme ça ñoom ñu mun a am champ libre pour mun a acharné wu ci le président Ousmane Sonko ak waa Pastef léegi nag yéenay xool man ne ko ba fii di neexal même waa Pastef yéenay xool man page bi maa ko moom bi ma koy créer laajuma ci bénédiction ndayu kenn wala baayu kenn wala parti politique kenn wala leader kenn maa xëy defaral sama page bopp di ci liggéey jël samay nit yu baax may liggéey ak ñoom léegi nag ku fi génn au nom de je ne sais pas quel parti ak foo munti bokk ak leader boo munti doon ak respect bu ma la munti amal ak gëm-gëm bu ma munti am ci yow nga ne da ngay génn pour ñoo ne da ngay am loo may wax man du ma doomi kenn du ma jabaru kenn ci benn leader Sénégal pour am kuy ñëw génn ne daf may jéem a recadrer wala dafa may def ay leçon de morale bu boobaa ngeen jot sama jikko mun naa def profil ba benn yoon mais pas 2 fois toogalu ma fi ndayu kenn pour muy clair lu may def damay sensibiliser nit ñi donc bu ma kenn woo jëlu ma kenn maa ngi jégalu waaw allo frère maaleykum salaam non maa ngi ci direct bi maa ngi jégalu gaay waaw ñu ngi lay déglu grand bisimilah. waaw salaamaaleykum maa ngi lay nuyu mbokk yi di leen ziar. waaw fi nga doon daanalee noonu di mbirum Pastef moom laay wax quoi gars yi dañoo xamul li ngay xeex ba noppi ñoom dañoo bëgg tooñ Sonko pour jaaree ko ci ay nit yoo xam ne seen responsabilité bopp moom la ñu jël pour xeexal seen réew. léegi nag gars yi comprendre ñu xeex bi quoi moo tax sorte boobu Pastef defoon xaw ma ndax ñoo ko defoon xaw ma fekk la woon xaw ma luy dëgg pour ñëw rek jékki-jékki ay nit ñu mel ni pousser leen ñu ñëw maanaam ku mel na ñooñu jamono yooyu kooku moo defoon sorti Salihati la woon ak xaw ma kan ak kan ñooñu ak xaw ma François Hélène xaw ma dégg nga ñu daal di paniqué ci loolu de def sorti di ñàkkal seen boppu fayda loolu kese la seen paniqué bi réew mi ku ko soxla danga koy jël ci gëm yàlla gu mat gi nga xamante ni moom la Sonko def parce que Sonko waxlawul kenn saagalowul kenn foofu dama cee tombé rek moo tax ma bëgg wax foofu noonu daal. merci di wax ni man mii di xeex la may xeexal sama bopp laa koy xeexal xeexaluma ko Sonko damaa nekk ci waar wi di xeex léegi nag man comme mënumaa nekk président ci dëkk bi dinaa tànn koo xam ni kii buñ ko joxee réew mi li ñëpp bokk ñëpp daañ ci teg seen bopp loolu kese moo ñu boole Pastef te Pastef la du maanaam Sonko la bu dul woon Sonko xëy na ñu seeti leneen waaw faruñu ñun dañuy xool te bu ñu ñëwee duñ fi nekkee ni ngeen fi nekkee dégg nga di nekk fii ngeen xam ni yéen dëkk bi stratégie mooy martaat moom la gars yi nekkee ku mel ne grand Khadim Gueye moom critique na fi Assane Diouf bi Assane Diouf commencé critique na ko ànd ak moom noonu la bëgg a amee buzz maanaam da lay ñuy attaqué moom pour am buzz parce que ñoom seen problème mooy ay vie ñoom problème mu vie la ñu am. parce que lu ñu wax ñoom dañ ciy mun na attaqué sax man may naa ko mu attaqué ma comprendre nga may naa ko mu attaqué ma mais attaque dafa am
fu muy yem munoo toog adduna bi di la déglu ngay lancé ay nit appel ne leen dem leen fekk ji kii da ngeen ko war a rey jël bakkanam da ngeen war a jël bakkanam def ko aadiya sëriñ nangam waaw voilà léegi fi may daanele rek mooy Sénégal moom Macky Sall dañuy xeex ak yow waaye nag war ngeen xam lu logique bu ngeen duggee ci internet bi sénégalais yi dañoo tàmm baatu nañ ko rey dégg nga gis nañ fi ñaari vidéo benn xale bu jigéen ak xale bu góor mbaraan diggante mbaraan dégg nga waa ji woote am lu ko metti ne dinaa la rey def na ko bërki démb tamit xew na Brésil jëlal sa responsabilité donte kon dañuy xeex ak yow waaye réew mi yaa ko jiite te am nga ci responsabilité ëllëg nag parce que gars yi lu ñu wax ñun nañ ko rey di mbubboo maamu jàmbur di jël photo maamu jàmbur di def seen profil yi di ci dagg-dagg yu ñaaw dégg nga ñii nga ñu gis ñu bëri di nekk fii di wane seen bopp di wax ngeen la ñu gis ñu yor seen faux profil di def naka su dul noonu di saagalu maamu jàmbur ñoom respecté wuñu suñu maam yi ñoom suñu maam yi sax xamuñu leen ñooñu noonu saagakat yooyu noonu yow dañuy ñëw doo am intention pour saaga da ngay ñëw pour xeexal Sénégal dégg nga xale yi dee ci gaal gi xam nga yow xam naa ne lu ma leer ba leer yàgg nga seetaan vidéo yi ñuy wow kong ci désert bi xam naa ni lu ma leer ba leer mooy yàgg nga koo seetaan am lu lay metti mën naa am sax nga tëju di jooy foo xam ni moom fekkewu ko yoonam nekku ci dégg nga am na waa joo xam ne dafa ni Touba la nekk dafay jàppale Sonko dafa am ay nit yu dafay jàppale Sonko mais man damay yàqal Sonko ma ne ko yow est-ce que xam nga lan moo tax ñun ñuy xeex mu ni moom ma expliqué ko ni ko gis nga 2019 dañoo jàpp Libi ay sénégalais def leen jàmm di leen jaayee seen bopp yi 150 000 francs dégg nga sénégalais yi di dee ci gaal ci géej gi bato yi tubaab yi di jaar ci seen kaw te di ko tey nag pour wàññi leen Union européenne joxe xaalis bu bëri Libi ñu téye sénégalais yi di leen rey comme noonu comme nu mu leen neexee sénégalais yi kenn mënu laa wax ñaata sénégalais ñoo dee ci géej gi mu ni moom loolu yoonam nekku ci te nee na dafa ànd ak Sonko de mu ni loolu yoonam nekku ci parce que moom kartam la yor moom loolu la gisee man nag ma ne ko yow bokkuñu li ñu gisee te bul ma woowati merci jël photo jàmbur sëriñu jàmbur def fa dégg nga di mbubboo maamu jàmbur yi te gëmu leen suñu maam yi ndax la ñu nekkoon ñoom nekkuñu ci léegi grand comme yow tamit damay gis dañuy dugg sa biir live di la menacer di la naan dañ lay rey te sénégalais ñi ngi wax dama lay rey la moo da rey leen ko dinañ la rey fu ñu la fekk dinañ la rey te ñu ngi koy fekk yow waaw wala dem leen kër ngeen toj ko te gis ngeen vidéo bi man maa ngi dajale vidéo yi te ku ci am vidéo nag ma ko yónnee parce que suba à partir de 10 heures am naa rendez-vous cybercriminalité te yow tamit mi nekk États-Unis demal nga jege sa police boo amee say vidéo nga jël say vidéo boo am ay capture d'écran ak lépp nga yóbbu ko dem porter ji plainte parce que il faut que ñu porter plainte ñii ñu dénoncer leen yéen kay yàgg naa leen junj loolu noonu yéen def leen loolu man de suba maa ngi dem lépp loo xamante ne vidéo la te ñu dugal ko ci biir YouTube ak Facebook maa ngi koy jël responsabilité même rey yi di am sax ay vidéo ñii di rey naan dinaa am ak nit problème ne ko dinaa la rey ñëw rey ko kenn du xam fo affaire bi mujjee loolu tamit jaaduwul yi xew Sénégal bakkanu sénégalais yaa ngi dem ndax ki yor réew mi amul xam-xam lii moo tax problème ñu am ko ñun lii la ñu war a xeex mais am na ci ñoo xam ne nag dañ cee bëgg a profité ku mel na waajooju ngeen ñu tudd di diw tuñam yi noonu di ragaju doomi xaram boobu di ragaju moom looloo ko dugal ci xeex bi ñun soxlawuñu ko ay góor buy ragaju di ñu xeexal xale yi nag ñoo nekk fii di coow moo tax mënumaa wax ak waajooju parce que bëgguma ko sax defal live quoi parce que jaraluma ko na xeex pour Sénégal moom bu nekk fii di ñëw di bëgg attaquer Sonko pour jaar ko ci keneen boo bëggee attaquer Sonko xaw ma kan ngay xeexal nag xaw ma Macky Sall la nekk Khadim Gueye Macky Sall la nekk waaw ku mu mën a xeexal rek jaru ko parce que bu dee Idrissa Seck mi ngi sa 100 nangam milliards tëdd ci yoo xam ne yaa ko moom merci jaru ko merci waaw salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah gars yi Khadim Gueye grand Khadim Gueye man de xaw ma la ci Adani Eve grand Khadim Gueye man xaw ma fan nga jógee yow man sama vidéo bi xam nga man kañ laa def sama vidéo maa ngi def sama vidéo depuis mois de janvier yow nga toog ba mois de juin 6 mois après ngay soog a yeewu nga ne yow yaa ngi ci réseaux sociaux yooyu yaa xam lépp yaa yore monopole du savoir bi yaa yore monopole de la vérité bi yaa xam yaa xamut yow yaa ngi ci APR yow ko dem sax yaa yore 50 000 faux profil di dem ci live jàmbure di leen ruube ci turu sëriñ yi ci turu sa tarixa yooyu
pour rien que nit ñi génn saaga ngeen buboo nit ñi man am na ñi ma doon saaga fii ñi ma doon saaga gars yi ngeen def ko 2 minutes laa may ku nekk ah boo leen duggee ngeen def lu gàtt 2 minutes ku nekk parce que bëgguma fi yàggal j'ai encore salaamaaleykum. maaleykum salaam ma fi naka mu kooku sama mama la. waaw maa ngi nii doom namu naa la. fii la ëppee ça va ñu ngi lay ziar. delloo ziar sa laaj fi nag tuuti laa ci siiwul rek ne xaaral ma woo de. waaw parce que dëmb dafa am Xaadim Géey dafa toog abarki dëmb moom mooy ñetteel nit boo xamante ne toog nañ di woote ne gars yi man dama saaga seen sëriñ saaga tarixa fu na kii génn na taalibe yi fuñ ma fekk nañ ma rey jël sama bakkan def ko muy aadiya sëriñ bi léegi dama bëgg a xam ndax ñun yoon boobu yoonu terrorisme la wala yoonu ban lay woote man ñoom ban yoon lañ nekk di woote non xaaral ma am lu ma la ci leeralal tuuti rek. allo. waaw mun naa ne xaw ma nag kan la man gis naa xaw ma góor la xaw ma jigéen mais gis naa profilam am na li nga waxoon ci benn wax boo juumoon moom lay partagé xaw ma nag kan la. est-ce que yaa may dégg xëy na sax moom ci vidéo boobu la jot. vidéo boobu la jot. kon xam naa ci vidéo boobu la jot. mooy vidéo bi ñu ma montel noonu rek te indi woon fii wax yi sew yi ci ginnaaw même vidéo boobu la jot. très bien ça man mii taalibe Serigne Touba la bi ma ci jotee métti na mais bi ma gisee nga tuub te xam naa ne juumte moo tax nga def ko toog nga jéggalu nga juum ñu xam ne juumte la xam nga lan moo bon mooy ku ci sax dëkk ci nit day juum mun na wax loo xam ne du ko maîtriser juum wax ko maîtriser wu ko mu toogaat ne non sénégalais dafa ndànk mon fils du ay question de juum wala bañ a juum problème bi mooy dañu nekk ci Sénégal ñi am ay nit yoo xamante ay ñi dëkk ci benn dëkk chaque jour ñu ñuy jaay nekk ni diw mooy diw bu ñu eggee ci bopp bi war nañu laajte xam boo laajtee bu doonee problème ngeen gis ni que ne jumte la borom génn na ne la nan ko ngeen gis ni que ne jumte la noppi naa ma ne dootuma ci waxati pare naa ci te loolu lépp defoon dox ci lu ci baax rek ak sama mbokk activistes yi ne la nañu jublu ci liggéey comprendre naa fi ngay waxee man bi ma gisee nga def vidéo boobu ne da nga juum man boobu laa xam ne da nga juum nga pare ci quoi nit day juum quoi nit mun na juum wax loo xam ne erreur la mu rectifier ko xam ne dafa juum te boobu ba léegi gisatuma nga dugg ci wax ci kon ni si bëri xam ne da nga juum mais am na ñoo xam ne xëy na buñ doogee jot ci vidéo boobu mun nañ yaakaar lu bees la wala leneen gis nga fan yi yëpp li fi xew ci internet yi jékki-jékki wàcce benn vidéo boo xam ne 1992 la woon su ko defee nit ñi jugaat fekk ne yenn fitna yooyu taxul ñuy wax en même temps tamit activistes yi dama bëgg tamit ma laa bi leen biir tuuti rek ñu waxtaan suñu biir ndax damay siiw ñu si bëri dama leen suivre boobu moo ñoom seen débat yëpp dëgg la Sénégal moom moo ñu ñor te yéen lii defar Sénégal moo leen tax a jóg mais ñoom seen foncé yëpp man du ma ne yow sax ndax yow xëy na loolu nga waxoon après génn ci mais ñoom ñu si bëree bëri dañ leen di déglu chaque jour rek ci sëriñ la ñuy dugg te loolu maanaam day bu nekkee ci Sonko la ñuy nekk di ko wax lu leen di yàqal la ndax ñooñu li ñuy am nañ ko ba pare bay weesu ñoom mbuus gis nga lan moo ñu gën a ñor mooy ñu liggéey ñoom seen biir yow ak ñeneen yéen seen biir ngeen doon benn liggéey boo xam ne day am doole c'est amee dégg allo ngeen liggéey boo xam ne day am doole am ay base bi fan ngeen ko yóbbu Sénégal base bi da ngeen ko yóbbu Sénégal dem Saliou Ngom yaa kat sa nday mun a duul Saliou Ngom da nga moom moo nekk di ma saaga daa dugg sama page di ma saaga dinaa ko fayu ndayam lay wax dinaa ko tontu doomi xaj merci waaw Saliou bàyyil saaga baaxul léegi li ma bëggoon mooy yenn activistes yi bu nekkee xeex bi ngeen di xeex da ngeen bëgg mu nekk loo xam ne day am avantage am loo xam ne tey jii da ngeen di wàcc ñu si bëri buñ mënee wàcc Sénégal ñu wàcc Sénégal dem waxtaan ak kilifa diine yi ne leen ñun ay activistes la li ñuy gis lu ñuy metti loolu kii moom fils boobu beneen débat la parce que bu ma fi toog mu yàgg beneen débat la man li ma bëgg a wax mooy maanaam ñi nga xamante ni que dañuy mbuboo turu yoonu diine du mbuboo turu suñu maam yi tedd yooyu xam nga nee na que ci ñooñu la ñu bokk ba pare di woote terrorisme di woote ay rey doomi aadama man fa lay waxee après fu wax di wiiri man àgguma fu waaw
foofu lay waxee loolu baaxul. merci loolu moom baaxul xaw ma kan moo koy def mais loolu baaxul. voilà loolu moom wax dëgg yàlla. te c'est pas la première fois yaa ngi gis yow ñaata vidéo nga fi gis ci Facebook ay nit ay nit yu jóge di dem ci kër nit di ko toroxal di toj kër jàmbur ci turu diine ci turu ay tarixa ci turu sëriñ ñu teg ko fan ban Sénégal lañ nekk xanaa ñoom ñoo moom sénégalais yi ku fi bañ ñu tudd sa turu sëriñ wala ñu tudd sa turu tarixa nga bañ a doon sénégalais ñu ngi tudd Macky Sall ndey Macky Sall dafa am lu mu def sénégalais te pourtant ñu ngi koy tudd chaque jour fii kenn saagu fi kenn dañuy laajte dong bu dee laajte boobu jël nañu affaire boobu bu ko tourné man ko dugg ci sama page nga saaga ma dinaa saaga sa ndey nga saaga ma ngir sa sëriñ dinaa saaga sa baay pour muy clair merci maa lay ba ok baax merci grand maa ngi en direct da nga bëgg a participer waaw dama bëgg a participer maa ngi doon seetaan di la déglu. ñu ngi lay déglu comment tu trouves ça normal ay nit yoo xamante ne nee nañ ñoom dañoo bokk ci kër diine dañoo bokk ci tarixa dañoo gëm tel sëriñ ñiy woote ay nit jóg pour ñëw rey la pour jël sa bakkan pour aadiya loolu nan nga koy qualifier. non ñooñu c'est pas des bokkuñu ci tarixa yooyu parce que bu dee bokk nañu ci tarixa ak Cheikh Ahmed Bamba bi ñuy woote. bul joxe tur sax lu mu liggéey ci Sénégal. parce que tubaab yi dañ ko nootoon fii pourtant mënoo leen rey mënoo leen def lu nekk mais defu ko da leen jégal da leen baal donc moi je pense que ku bokk ci tariya loolu mooy première chose parce que tariya dëgg boo ko gëmee donc da ngay baal laale da ngay jégale di jëlee loolu mooy tariya dëgg moom waaw ku gëm muy tariya xaadiri muy tariya tijaan muy tariya layen muy tariya xaw ma lan tariya boo gis rek ñun loolu lañu ko xamee. merci parce que tariya yëpp dañuy dem greffé wu kii yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc yonent bi si moom dafa laa biir di manière que même bu ko tooñ sax da koy baal da koy jégale. merci kon ku def loolu ku wax loolu kooku gëmu ne dafa gëm tariya boobu. non gëmu ko. merci. te jël ba xam nit du ko ku nekk la ñuy jël de. xam naa dañuy xamul yow fi nga cosaan daa xamul fi nga cosaanoo loolu tax. nee na ci àll bu xonq bu àll bu xonq bi nekk jóge xaw ma fan. bu dee waaw baax na d'accord y a pas de problème d'accord nañu. gars yi maa ngi mais moom sax bu ñëwoon fii da xam ne kii sax moo gën moom fu mu cosaanoo. merci waaw. merci parce que fu mu cosaanoo ñu ñooy tax ba ñoom ñuy dund. merci. loolu la xamul. merci bu ñëwoon nga xam fi nga cosaanoo. ba xam fi nga cosaanoo dina xam ne kon yow fi nga cosaanoo foo xam ne fu sa fuus. merci c'est gentil. parce que Sénégal yëpp amul région boo xam ne bu gën a naat que yow fi nga cosaanoo. merci. ñoom bu ñu ñëwee fii sax bu ñu ñëwee fii dañuy nangu ñibbi. dañuy nangu ñibbi ñu nekk fii xam nañu. di nga gis koo xam ne ku jógee seen fokk seen noor boobu wow bi di jël ay pëpi nag di ko toggee ñu fii xam ñu loolu. merci grand merci beaucoup. nañu gàttal ku dugg nga gàttal. moo tax ba nit ñi wax. merci. parce que ñun xam nañu. merci dox nañu Sénégal yëpp ñun. merci amul fenn fu ñu jox Sénégal. jërëjëf grand ma jël keneen. voilà merci. merci. gars yi ku dugg nga def 2 minutes rek ngeen gàttal. waaw Cissé na nga def. maa ngi fi salaamaaleykum Fatoumata maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp maa ngi jégalu les gars je suis un peu malade mais il fallait que ma génn parce que kuy woote pour ñu rey la yow yaa ngi tëddee xamul ci ban situation nga nekk musoo wax ak moom musoo koo ne ñuul na musoo koo ne weex na mu xëy nee na moom dafa bokk ci tarixa dafa bokk ci sëriñ dafa gëm ci sëriñ dafa gëm ci laa te ngeen dégg chaque jour nit di naan nit dama lay ñoo rey barke dama njaay rek la xale bu góor bi doon nekk Sénégal tollu Sénégal di naan nit ki su ma egsee dinaa la rey na ko ba daggat ko dal ko dugal ko ci biir saako mbokk mi ñoo perte. li nga wax mu toog Italie doomi xaj boobu ak jëme ñoom bu ubbeeku boobu mel ni kuusu bébé toog Italie di yónnee di woote nii ñi pour ñu jël sama bakkan pour aadiya sëriñ. Fatmata terrorisme la man maa ngi dem porte plainte suba pour contre yoon boobu maa fay porte plainte. li nga wax dëgg la sax na nga génne. dinaa la wan ni que man citoyen européen la li dox Sénégal seen yëfi doomaraam yooyu di dox Sénégal amu fi. Fatmata xoolal demal nga faju ba nga wér nga ñëw toog wax ak ñoom
gis nga ñoom ñëpp ay groupe doomaraam lañu gis nga tey nii maa ngi xool commentaire yi ñoom xam nañu tey di nga génn déggoo ñuy commentaire di saaga parce que xoolal yow la ñuy bëgg a tàngalal la sa xol. dañu tàngal sama xol gis nga sëriñ dama sereen. gis nga sëriñ xaw ma naka la tudd mu am audace di dugg di menacer waaye laal na laalaake xam nga fii ku mu neex nga man ku ma fi menacé man ubbi sa lëfal ndey laa la wax ku ma fi menacé ngir sa gëm-gëm ak foo munti bokk ma ubbi sa lëfal ndey def ci nekk su kaatama téegal ndeyam ba léegi gisul ku téegal ndeyam te kaay ma wax la ñoom ñëpp ñoo yëm groupe nag moom mooy jigéen boobu nga xam ne kenn bu tudd turam ñoom nee la baa joor ñoom ñëpp nag gis nga fu mu ne nii yow rek la ñu bëgg li ñu lay déstabiliser seen man mënuñu maa déstabiliser buñ ma naree déstabiliser ma déstabiliser seen caapanda yi fi ñu jógee doole xaraam yi bandi lañu ak wuyu ay wuyu fii ngeen may fekk jël leen sama vidéo maa katt ndeyam wax li ma wax mën nañu gérer alors ñoom yàgg nañu di gérer nag di gérer nit yi waaye yegg nañu terminus waaw nga xaw ma xaadim la xaw ma lu man de man mënuñu maa gérer dañ maa xamul man da ngay masala ma may la li nga bëgg soo moytul beatrice fako jank ndi ko kuntla be daami ndo ba baale sebe la merci beaucoup dañuy rey foofu merci xamul ñan la amal affaire moom moo am man lay menacé di ma naan damay rey yow nga nekk Italie ñëpp xam la doomi xaraam les nit ku intellectuel mën a wax soo duggee t'as une façon de grand dinaa la jël loo xamante ne yow même boo jéggi woon yoon sax mu am ni muy wax ak yow ne na ma woo il est mal placé waaw il est mal placé mën na da lay corriger gis nga nag Ousmane Sonko ñoom seen xol dina bita ak gaz parce que fu mu ne nii yow dañ lay atteindre pour atteindre Ousmane Sonko te ba léegi Ousmane Sonko du wax ak ñoom parce que Ousmane Sonko du yéen ak ñoom loolu mooy bënnal seen xol bi de Dakar seen day yéen ñëpp un par un te duñ ci mun dara parce que nga xoolal demal nga faju nga def sa live gis nga boo xoolee commentaire yi ñoo ngi nekk bëgg la énervé di saaga ndey rek xam nga fii ku mu neex nga saaga ndey ñëpp mën a saaga ndey ku mu neex nga saaga ndey waaye ñun dañoo am ay valeur boo déggee nga ne Ousmane Sonko mooy nit koo xam ne da nga yaru correct xamoo saaga ndey liggéey rek nga gëm ak luy jëmale suñu réew kanam merci beaucoup kon nag multiplier leen par zéro seen xol na bita gaz mënuñ ci gat te dinañu dee merci beaucoup merci grand ma jël la salaamaaleykum grand wàññil fi ngay déglu noonu waaw grand da ngay wàññi fi ngay déglu noonu voilà ok waaw allo waaw ñu ngi lay déglu grand waaw Fatmata na nga def ça va bien voilà ok d'accord dégg waaw ok